بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد في ذاته وصفاته وأفعاله في ملكه. لا إله إلا هو رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على من أرسله رحمة إلى جميع خلقه، سيدنا ومولانا محمد خاتم رسله، وعلى آله وصحبه تعداد كلماته ونعماته. أما بعد، ñu fas yéene ñëwaat ñuy fàttalinte waat ndaxte yàlla moo ñu baaxee li nga xam ni mooy suñu diin al islam, ñu bokk foi. kon fa zakir inna zikra tanfa'ul mu'minin, mu ne del fàttali ndaxte fàttali dafay jëriñ ki nga xam ni gëm niñ ci moom, ndaxte nit dañ ko bindee ci li nga xam ni mooy fàtte, muy insaan nga xam ne fàttekat la. kon faaw chaque fois ñu koy rappeler di ko fàttali li nga xam ni xamoon na ko mais da ko fàtte, parce que doomu aadama lépp li nga xam ni alquran mi ngi wàcc di ñu ko jàngal daf ñu koy fàttali. moo tax mu tuddee ak zikr li lay fàttali, parce que dans le monde des âmes amoon nañ information bi yëpp, ñu suñu pacte xam ni yàlla mooy suñu borom, alastu bi rabbikum, ñun ñëpp ñu ne balaa. mais ba nu wàccee est-ce que contrat boobu, alliance boobu ñu ngi koy respecté? foofu la mbir mi nekk. kon yàlla ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, binduma jinne ak nit lu dul pour ñu jaamu ma. kon l'objectif de la création de l'homme sur terre, yàlla ci boppam moo ko définiral boppam, mooy pour ñu jaamu ko. mais est-ce que léegi contrat boobu ñoo ngi ci? est-ce que alliance boobu ñoo ngi koy respecté? kenn ku nekk tey ci tën bii bi war ci mën xool boppam, natt ci boppam, xool exactement est-ce que réellement moom mi ngi ci pacte beeg mook yàlla wala déet. kon mu ne ana amshi muxaffalan wa gharira bil xayaati maali udaahi darira. man daal maa ngi dox rek ci kaw suuf, nekk ku distrait, nekk ku koru ci àdduna bi. sama esprit yëpp, sama xalaat yëpp, sama jëf yëpp, samay pensées yëpp mi ngi jublu àdduna. waaw man lu ma dal? mu mel ni dama perdre la raison, mu mel ni dama àdduna li ma présenté daf ma dugal ci benn ivresse ba finalement je ne suis plus conscient de li nga xam ni mooy sama devoir ci kaw suuf. faka anni nasiitu yawma ruju'i lilladi lam yadal muridan qadira. man daal dafa mel ni dama fàtte bés bi nga xam ne ci lay dellu ci buur bi nga xam ne musul dañ di nekk aji namm te lépp lu mu nam moom yàlla mi ngi koy dogal ci baatu kun fa yakun. kon mu mel ni suñu destination finale nekkul àdduna bi. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. kon mel ni ay voyageurs lañu yoo xam dañ ñëw ci kaw suuf pour passer fi benn test, après dañuy delluwaat ci buur bi. ndax kenn ku nekk boo xëyee da ngay génn sa kër dem liggéey ji, waaye su ngoon jotee da ngay delluwaat sa kër. waaye est-ce que li ngay liggéey da nga koy bàyyi fa ngay liggéeyee, wala da ngay liggéey pour yóbbu li nga xam ne mooy résultat bi sa kër? kon su fekkee ni xam nga ni da nga war a delluwaat ci yàlla, kon waroo delluwaat les mains vides. mooy war nga yóbbaale li nga xam ni moo doon sa fruit effort sur terre. waaye su fekkee nag da nga fàtte da nga war a delluwaat ci yàlla, yaa ngi investir sa lépp
ci fi nga xam ne mooy société bi ngay liggéeyee pour que léegi nag su sa wàccu ñibbi jotee nga ñibbi ñëw les mains vides ak sa waa kër loolu échec la. mu ne ko waka andi nasiitu man dafa mel dama fàtte yow ma tenaadi bés bi nga xam ni buur bi dina convoqué bépp am boo xamante ni si wàccoon nga ci kaw suuf te kenn du manqué yow ma xashril anaami yow man asira bés bi nga xam ne ci la yàlla yi dajale doomu aadama yi ñu war a nekk ñaata milliards d'individus ci benn béréb yàlla war a atti ñëpp kenn ku nekk mu ne bés boobu bés bu mettee ñi noonu bés bu tar yow ma yun fox fi suuri mu ne bés boobu mooy bés bi nga xam daan ëf ci bëfte bi yow ma taxaabu ni wa abusan wa qiila li qamtarira muy bésu bañante ba ndaxte kenn ku nekk di nga jàpp ni li nga xam ne taxawoo ko woon ci kaw àdduna ma sàmba moo tax wala ma demba moo tax kenn ku nekk yaa ngi bañ sa morom kon nag xamal nañ ñu ni bés bu ñàng la bés bu doy waar ngi noonu la ko yàlla yi répété ci alquran bëri na te buur yàlla buy répété benn bii di ko répété kon bés boobu na si ñëpp bàyyi xel mu ne yow ma baaxsil ibaadi bés bi nga xam ni si la yàlla yi dekkil doomu aadama yëpp képp ku yàlla bindoon di nga dekki keroog yowmal qiyaam wa yowmal xisaab misla tamrin fatilahu wa naqira fa man yamal misqaala daratin xayran yara wa man yamal misqaala daratin charran yara keroog yàlla day uti doomu aadama yi kenn ku nekk lépp li nga mës a jëf ci kaw suuf daan la ci audité say xalaat ya rafet ya ñaaw ya daan ko audité bët ya la yàlla joxoon lañ ci daan xool lu baax lañ ci daan xool la nga xam ni lu yàlla tereel lu mu araamal la daan la ci audité lépp li nga xam ni mi ngi doon génn sa gémmiñ di wax bu rafet wala wax ju ñaaw daan la ci audité lépp li nga daan déglu sa nopp wax ju baax wax ju rafet ay jëw ak lu mënti doon daan la ci audité lépp li nga xam ni mi ngi woon sa biir xol kañaan jalousie envie rancune ak lu mënti doon daan la ci audité ndaxte yàlla dana bëgg a xam lan moo tax feebar yi nekkoon sa biir xol xanaa du man maa ngi ko doon dogal lépp loo xam ne yaa ngi ko doon jëf ci say loxo yàlla dana la ci audité kon liggéey ba ngay liggéey na ngay amee yëpp daan la ko audité lépp li nga xam ne dugal ko sa biir bi ndax lu dagan la wala lu daganul yàlla dana la ci audité lépp li nga xam ne yaa ngi ko dox say tànk yaa xam la yiw la wala safaan ba daan la ci audité kon lépp lu waay di def xamal ni bu yowmal qiyaamee yàlla dana la ci audité na si ñëpp bàyyi xel yow ma mii aadi rabbina mu ne bés bi mooy bésu rendez-vous yàlla benn bés rek la ñuy oo chaque jour jox naa leen dund ci ñaata millionnaire ñooy fi romb ku ñëw dem génération bu ñëw dem yàlla ne benn jour laa leen jox rendez-vous muy yowmal qiyaam benn bés bi nga xam ne durée bi 50 000 ans si suñu décompte mu ne yow ma yaxuz bi nawaasi bés bi nga xam daan téye ci tuppe képp koo xam ne rek yàlla bindoon na la yow ma xëwlin axiira mu nekk bésu téeréer bés boo xam ni amul muccuwaay amul kenn foo xam ne mën nga jaar ba rëcc ci jour boobu ci li nga xamante ni mooy le jugement mu ne yow ma laa yanfaul banu ay waay xamal ni doom du la fa jëriñ su doom taxee taloo jaamu yàlla taloo jàng sa diine taloo xam kan mooy Seydina Muhammad taloo alquran taloo dara mu ne sa doom daan la daw du la fa jëriñ walal maal kon amal alal ay milliards dul jeex du la fa jëriñ parce que boo geesee ana milliards ya gisoo leen ana château yi gisoo leen ana palais yi gisoo leen ana woor yi gisoo leen ana jamaa yi gisoo leen gisoo dara ata fii kullu mar in asira
képp ku yàlla bind keroog di nga ñëw nekk prisonnier ci kanamu yàlla, prisonnier de tes paroles, de tes actes. yow ma faslin mu ne bés bi mooy bés bi nga xam ne ci la yàllay séparé lépp, dëgg ak fen, lumière ak ténèbre, mbaax ak bon, lépp luy polarité keroog la yàllay séparé li ba mu set. yafirul mar'a minal waaye si mi ngi daw yaayam, yaay si daw doom. kon bu la doom tax nga ni taluma jaamu yàlla, taluma topp yàlla, taluma xam sama diine, mukk perte nga. bu xarit ñëppay dawante. kon bu fekkee ni xarit tax na jaamuwuma yàlla, toppuma yàlla, wala ñoo ngi ànd ci li nga xam du dëgg, ba kër yowmal xiyaame di ngeen dawante. wamin abihi papa day daw doom, doom day daw papa. kon papa na yar doom ci principe bu l'islam, ci li nga xam ne moom la yàlla tëral. bu kenn fexee def li nga xam ne li neex sa doom la ba nga làkk ci li nga xam ne mooy mbugalu yàlla. kon nag bés boobu nu fiiraa mooy bésu dawante ba. jëkkër day daw jabar wa mina zawji, jabar di daw jëkkër, wa bal wal baniin, doom di dawante. kon bés bii kenn ku nekk doom nga papa nga, di nga topp sa papa naan ko papa papa di la daw. yow tam sa doom mi ngi si gannaaw na papa papa nga koy daw, moom it amoon na doom, ainsi de suite. kon mooy bésu dawante. kon daal ci jàngal bu kenn tax, amul lay, amul papa, du yaay, du doom, du jëkkër, du jabar, du frère, du xarit bu war a tax taxaw sa digganteeg sa borom nga ni kii moo tax munu moon jaamu yàlla, kii moo tax munu moon jàng alquran, kii moo tax munu moon sàkku xam-xam, kii moo tax aw moon jot julli séeréer Seydina Muhammad, kii moo tax munu ma woon tagg Seydina Muhammad, kii moo tax aw moon temps pour def zikr. yaa ngi alak sa bopp, parce que yàlla avertir na la ci alquran ni keroog bés boobu ñëppay dawante. fa wujuhun tabyadu, ni nga gis ay kanam yoo xam ne bi ñu dekkee dañuy leer nañ di briller. kanam yooyu lan moo leen di briller muy sopp gi ñu soppoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wa nuurun xubbuhu nuurun, ndax Moustapha mooy leer bi. képp koo xam ne cofeel Moustapha mi ngi sa biir dënn dafay roy na ba sa kanam day leer nañ. alquran leer na, ki soppoon alquran bëgg alquran di ko jàng, alquran bi dafay nekk leer buy xam ni mooy illuminer kanamam. ñi nga xam dañ daan zikr di salaatu ala nabi di tagg Seydina Muhammad nekk ci li nga xam ni mooy jaamu yàlla, suñu dekkee seen kanam dafay leer nañ. ku leen xool xam ni ñii bokk nañ ci way texe yi. mu ne fii wa taswad wujuhun, di nga ci gis ay kanam yu sombre, yu lëndëm, ay kanam yu ñàng. ndaxte bi ñu nekkee ci kaw suuf lépp li nga xam ni mooy leer bi yàlla wàccoon ñun dañ ko dëddu. kon ku dëddu alquran, ku dëddu Seydina Muhammad, ku dëddu li nga xam ni mooy zikr, ku dëddu xam-xam yi nga xam ni mooy leer yi nga xam ni moom la si yàlla wàcc ci kaw suuf, nee na boo dekkee kër yawmal qiyaam sa kanam dafay sombre lëndëm kurus. ku la xool xam ni yow bokkoo si way texe yi. wa unaasan tara sukuran, wa unaasan di nga gis ay nit ñoo xam ni tara sukura, ñu mel ni ñu màndi. mu ne wa maa hum bi sukara, màndi wuñu. li fi nekk illa azaban asira, muy mbugal bee métti. mu mel ni mbugal yi nga xam ne moo nekk ci bésu pénc boobu, foo xam ni des milliards et des milliards d'individus ñoo fa nekk sous le soleil ardent, amul kerkaran, nit ñi xiif, ku nekk yaa ngi mar. yàlla toog année yoo xam ni kenn du ko teg bët pour mu ñëw àtte jaam yi. intervalle boobu ñi nga xam ne nekkuñu woon ci keppaaru Seydina Muhammad dana metti si ñoom lool. ndaxte nag yàllaa ko wàccee muy suñu yërmande. kon ci yërmande boobu mu nekk ci àdduna bii nga koy exploité, ci àdduna bii ngay tafoo ci moom pour bés boobu ñi nga xam ñoo ngi la koy annoncé mu nekk bés bu ñàng, bés bu doy waar. moo tax mu ne wa kaanal amru nakira,
ndax bés bi keroog mbir yi dana ñàng danañ doy waar. mu ne fakka an lam akun ilal waxdi usri man dafa mel ni lam akun nekkuma woon ilal waxdi usri di prêter attention ci waar yi ma doon waar, di méditer ci waar yi ma doon waar ci bés bi. ndaxte nit ñi boo xoolee léegi talatuñ méditer, amatuñ jotu sax prêter attention ci li nga xam ni saa su ne ni ñu koy fàttali doomu aadama yi dee gi ñëw, dekkee gi ñëw, jugement bee ngi ñëw. walam asma mu mel ni man daaw ma toog di déglu attentivement liñ ma doon prévenir, parce que nag foofu liñ naan c'est trop tard loolu bëgg a jàngale fi. walam ura il navir men daaw man di sàmmonteeg li nga xam ni mooy avertissement yi nga xam ne tey excellence ba teg sama bët, c'est trop tard. kon nit suñ koy waar c'est de son intérêt mu ne taxawal nga déglu liñ lay waar, concentré wu ci liñ lay waar, méditer ci liñ lay waar. sa ngëneel la parce que liñ lay wax jógewul ci nit, ci yàlla la jóge. nit bu lay conseiller par rapport ak xalaatam ak nanga bu la neex nga rejeté ko, mais bu ne la qaala allah qaala rasul jeex na, c'est une parole divine. kon parole boobu c'est une parole sacrée, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de ton créateur. li la war mooy nga méditer ci wax si xam ni c'est pour ton bien, parce que mooy médicament bi la yàlla envoyé. parce que bi nga ñëw ci kaw àdduna nga ñëw ak say maladie, yàlla mooy ki lay faj à travers sa parole. walam aqra kitaaba rabbil bariya mu mel ni ma nekk moon di jàng téere buur bi nga xam ne mooy borom nit ñi. parce que alquran nag du téere bu ñuy tari rek di dem, da nga koy jàng gëstu li yàlla wax. faada man qad tadabbarut bi famil aay, ngay jàng alquran di jéem a dégg li yàlla wax pour jëfe alquran, pour jàng la, comprendre, pour jëfe. kon képp koo xam ni bi ngay déglu lii nekkoon kuy jàng alquran, ay waay dawal gaaw nga tijji sa téere alquran nga commencé jàng. parce que wax na la ci kaw lépp lu la tere jaamu sa borom ëllëg loolu da lay daw. walam ara kulla ayatin wa masira mu mel ni man daaw ma gis miracle yi nga xam ni mooy ay yàlla yi nga xam ni moo waroon illuminer ma vie. parce que lépp lu nit soxla ci kaw suuf ak état boo mënti nekk, quel que soit ce positionnement ci société bi, quelle que soit sa réalité, alquran ñëw na di la guider. alquran mooy téere bi nga xam ni guide la pour tout homme. li gën a jafe mooy ci miracle yàlla mooy léegi nga gis livre boobu da nga koy lire benn catégorie d'individu lay waxal wala benn classe sociale. alquran yàlla da ko wàccee képp kuy doomu aadama ci kaw suuf, alquran mën la guider quelle que soit ta position, ton rang social, la couleur de ta peau, il est universel et en tout temps le Coran peut te guider. c'est pas un livre qui guide pendant un siècle. tey téere ñu bindoon yu bare périmé nañu, amatuñu effet. alquran nag àdduna mooy daw di ko gën a feeñal, di ko gën a taaral, di gën a confirmer la mu waxoon. kon mooy téere bi nga xam ne si yàlla la jóge, mooy daw jusqu'à la fin des temps. wala inni axaafu xawfa musi yawmahu kaana sharruhu mustatira may ragal bés bi nga xamante ni si bés bu doy waar boobu, bés bu ñàng boobu nga xam ne lu ne dana fa wàcc ci ay mbugal, te nag personne n'est à l'abri. parce que dafa mel ni rek bon yoo xam ni ngi daw naaw dal, mën a naaw dal, kenn ku nekk tey mënoo ne échappé na. amaan def nga benn bàkkaar boobu yaa ngi koy xeeb fekk moo la alak.
moo tax bàkkaar kenn du ko xeeb. nit bul juger sa bopp nga ni yow yaa déterminé bàkkaar bi du ndaw, bàkkaar bu ndaw la garaawul ci yàlla mukk. bépp bàkkaar jàppal ni bàkkaar bu mag la, mën na laa la. waaye itam yiw bu ko xeeb. yiw mën na ndaw say bët, fekk ci yiw boobu la yàllay sauvé dugal la ci àjjan. léeg-léeg nga def mbir defi ni mbir bi bu rëy la ci yàlla, fekk yàlla compté wu ko. kon yàlla mooy buur, mooy le juge. nit ki nga xam ne mooy le serviteur jaamu yàlla du juger action, dafay jëf bàyyi yàlla mooy juger action bi. est-ce que lii nangu na ko wala déet, est-ce que rëy na wala rëyul, wala tuuti na wala tuutiwul, kooku yàlla moo ko moom. yow jëf nga am, mais jugement bi ça appartient à Dieu. moo tax nit du naagu mukk ci yiw mbaax ak mucc naa, wala nga naagu ba jàpp ni man torox naa alko naa mukk. moo tax mu ne xiftu warjul ilaahi kun baynal xawfu wa raja, nekkal ci diggante crainte ak espoir. moo tax mu ne maa ngi ànd ak crainte waaye di yaakaar buur bi nga xam ni wa rahim, moo tuddee boppam ar rahim, ndax raxamaan mooy yërmande yàlla bi nga xam ni moo ëmb àdduna bi yëpp. te lépp lu yàlla bind yërmande bi day wàcc si yow, yaa xam jullit nga, chrétien nga, catholique nga, yaa xam athée nga, yaa xam juif nga, yaa xam loo mënti doon. mooy tur yàlla bi nga xam ni dafay servir l'humanité sans prendre en compte de seen état, de seen situation ak lan doon seen ngëm ak ñàkk ngëm. waaye raxim bi nag mooy yërmande yàlla bi nga xam ni mooy régenté yowmal qiyaam, bi nga xam ni ñi amul iman duñ ci bokk. comme que yàlla wërsëgal nañu nag li nga xam ni mooy iman boobu, moo tax mu ne may yaakaar buur bi nga xam ne mooy arrahim arhamur rahimin. képp kuy am yërmande, sa yërmande mu ngi tukkee ci yërmande yàlla, ndax yàlla moo ëpp yërmande lépp lu mu bind. mu ne kaana mujira, nekk na nag moom yàlla ki nga xam ni mooy protecteur, mooy musalaakoon bi. wala qad kuntu altaji min muhimmaati ila man bihi artaji mustajira. man dama nekkoon de tout temps ci samay tiis, samay njaaxare, may ngoy di réfugié wu ci ki nga xam ni ci moom rek laa yaakaar li nga xamante ni si muy sauvetage, muy le secours. kookoy kan fëwal Moustapha. kii mooy ki nga xam ni mooy l'élu de Dieu, mooy ki yàlla segg ba mu set wicc, mucc ci lépp li nga xam ni balaa la, bàkkaar la, li nga xam ni lu ñuy ŋàññee doomu aadama moom Seydina Muhammad. ndaxte mooy al imaamu, mooy njiit bi nga xam ni mooy njiitu jub, moom mooy njiit bi nga xam ni mooy teg ñëpp yoonu siraatal mustaqim, mooy njiit bi nga xam ni musul dañ di fàttali doomu aadama yi yàlla, musul dañ di leen protéger, di leen aar, di leen xiirtal ci seen borom. al muqaffa, moom mi nga xam ni lépp képp ku sàkku yiw rek Moustapha ngay xentu, mooy ki nga xam ni mooy sa centre de gravité. di sayyidu rusli, yonent yi mat nañ 313, waaye Moustapha mooy seen sang. kon képp ku yàlla boole nga bokk ci xeetu Seydina Muhammad, ay waay yàlla dafa na la teranga gu rëy. mu ne jaa a dikk na bashiran di bigal doomu aadama yi, xam leen ni kat àdduna bi ngeen nekk metti na, épreuve dana bëri de, natt yi dana bëri de, waaye muy leen mi ngi leen di bégal ni coono gi fii lay yem, waaye bu ngeen demee àllaaxira bee li ngeen fay fekk mooy seen borom, li ngeen fay fekk mooy ay teranga, ay xéewal, récompense boo xam ne bu jéggi seen jot, loo xam ne kenn mënu ko imaginer. kon lu mu metti metti tiyal, ndaxte Moustapha bégal na la, xamal leen addunia sijnul mu'min wa jannatul kaafir. adduna bii prison la pour ki am iman. libre di def lu neex de déedéet, da ngay topp waxu yàlla, di suivre les lois et les règles. ki nga xam nag moom gëmul def na ko paradis, moom nag lu ko neex def. kon yéen ñaar bokku leen destination, bokku leen approche, bokku leen démarche. xamal ni tu es un prisonnier. Un prisonnier n'est pas libre, il suit les règles yi nga xam ni mooy daw ci biir prison bi mu nekk. kon àdduna bi prison la pour ñun ñi nga xam ne ñoo am iman.
mu ne xayru xalqi ilaahi lu yàlla bind Moustapha moo la gën te mooy sa yiw wa rasul rahmati moom la yàlla wàcce mu nekk suñu yërmande adduna ak àllaaxira albarru moom moo symbolise li nga xam ne mooy mbaax toute sa vie il a sacrifié pour li nga xam ni mooy le triomphe de sa umma jaa muniran jaa sirajan muniran mu ñëw nekk lampe bu leer nañ illuminer nañu chaque instant de notre vie tey boo doo xadis yi amul looy def ci kaw suuf loolu Moustapha wax na la lan nga ko war a defee mooy jaa sirajan muniran lampe bu leer nañ boo xam ni mi ngi illuminer tous les points tous les détails de notre vie. Moustapha indi ce éclaircissement 14 siècles avant Moustapha wax nañu à la fin des temps qu'est-ce qui va se passer et il nous a donné les solutions. Juli wal muta moo topp boroomam topp mutu ayib il n'a jamais désobéi à son Seigneur moom Seydina Muhammad moo doon jox ko drapeau bi nga xam ni mooy drapeau topp yàlla mooy le drapeau de l'obéissance à la divinité. wal muti on moo tax nag moom la ñëpp di topp yonent yeeg nitu yàlla yeeg les vertueux ñi nga xam ni taqwa moo nekk si ñoom ñëpp Moustapha mooy ki nga xam ni moom la ñuy topp parce que nag topp gi mu topp yàlla ba mucc ayib moo tax yàlla ne képp ku topp rasulillahi man nga topp shafiul xalqi kon keroog yowmal qiyaam képp ku yàlla ram Moustapha moo la ram ba ci biir yonent yi Moustapha yonent bu nekk Moustapha boo ñëw ramm la ba pare jox la sa lijaasa nga mën a ramm nitu yàlla bu fi ramm Moustapha dafay ramm ba pare ñu jox la sa lijaasa nga mën a ramm kon képp ku ñuy ramm keroog yowmal qiyaam Moustapha mooy ki nga xam ne mooy ki lay ramm kon kenn mënul génn ci keppaaru Seydina Muhammad pour mucc keroog yowmal qiyaam kon jaa a munjil ajira kon ñëw na nekk nga xam ni mooy munjil wara mooy kii musal doomu aadama yi moo tax képp ku mës a liggéeyal Seydina Muhammad te dal nelaw te xam dana la fay ba nga fay lu jéggi sa njort wa xibbi man na mooy sama soppe man xulaamu rasulillah wa maqasidi man jubluwuma kenn ku dul Seydina Muhammad kuy bëggal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuy jublu Seydina Muhammad loolu fi nga koy liggéey du fee de doo dem ba yowmal qiyaam nga naan Moustapha maa la bëgg déedéet Moustapha ci kaw suuf koy bëggee kon fii la épreuve bi nekk wa xibbi wa maqasadi kon bul topp àdduna bul topp occidentaux yi bul topp keneen koo xam ne gëmul yàlla bul topp nga xam ne àdduna lay gëm moom lay dox passion moo ko intéressé bu ko jublul Seydina Muhammad wa amini man sama kóolute ki ma place sama confiance à 100% mooy jëmm dooj bi Seydina Muhammad il n'a jamais trahi une personne ku ko jàpp mucc nga ku bàyyi Seydina Muhammad alku nga wama laa di man moom laa mës a taqool musuma jàpp lenn lu ma àdduna proposé wala benn conseil venant de ci waxu nit ndaxte Moustapha léppam yàlla la wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma atakum rasul fa xuzuhu nabi musul wax ci bànneexu bakkenam yàlla lu leen Moustapha indil téye leen wa ma nahakum anhum fantahu lépp lum leen tere bàyyi leen ndaxte Moustapha lu leen digal yiw la lu leen tere musiba la ci yéen kon mu ne wa xibbi wa maqasadi wa amini wa malaadi kon moom laa taqool man xulaamu rasulullah yakuffu anni saira looloo tax mu fegal ma li nga xam ne mooy tàkku safara sair protection nit ki ci li nga xam ni mooy enfer li nga xam ni mooy tàkk nee na mooy Seydina Muhammad wa bihi te si darajey Moustapha asalul ilaha kitaabi bi yamini ci darajam lay sàkkoo yàlla jox ma sama téere ci sama loxo ndeyjoor
ndax képp koo xam ne yor nga sa téere sa loxo ndajoor ko yawmal qiyaam mooy bokk si ñi nga xam ni ñooy wéy texe wa jannatan wa xarira si darajey Moustapha lay sàkkoo yàlla dugal ma aljana te si darajey Moustapha lay yaakaare yàlla solal ma ci biir àjjana li nga xam ne mooy yëre suwaay kon nit ku su fekkee yaa ngi jaamu sa borom di topp li nga xam ni mooy le droit chemin da ngay dugg aljana yonent bi dafa nekkoon mu mel ni ki symboliser le paradis sur terre moo tax boo nekkee biir aljana li nga fay sol moo yëre soie moo da ngay nekk ku du nabi dafa nekkoon ku woyof ku du ku neex a nekkal c'est la douceur du paradis moom la doon incarné ci dundam ci kaw suuf moo tax nit ki plus muy jege yàlla plus lumière yàlla di ko dugg plus muy ànd ak douceur di refléter li nga xam ni benn partie la ci li nga xam ni mooy cëru aljana mu ne maq'adan béréb la boo xam ni fii laa yara ahluhu shamsan ña fa nekk duñu gis jant boo xam ni dafay tàng jër di lakke bañ naan dañ soxla ay climatiseur wala ani ventilateur yi mukk wala xullatan aljana rancune amu fa peur amu fa en amu fa ndax dañ koy dindi ci xol yi ba mu set wicc wala zamharira nee na amu fa li nga xam ni mooy sedday bu metti bu tar ba ñuy soxla ay chauffage kon mu mel ni mi ngi jàngale rek ni nit ki bu demee ba nga xam ne mi ngi biir aljana mi nga xam ne mi ngi dund diineem imaanam ci kaw suuf du nekk shams du nekk ku tàng koo xam ni ku ko jege mu lakk la koo xam ni kenn du bëgg nekk ci ay wetam parce que li muy dégager toujours mooy fitna wala xullatan ki nga xam ni dafa nekk un homme divin rancune du nekk ci xolam haine du fa nekk peur du fa nekk jalousie du fa nekk envie du fa nekk xol bi dafay set wecc parce que dañ koy purifier waaye tam wala zamhariran du nekk un homme froid dafay nekk koo xam ne dafay créer ambiance ci fu mu nekk dafay créer li nga xam ne mooy chaleur nit ñi mën a nekk à l'aise ñëpp koo xam ni dafay créer benn ambiance boo xam ni équilibré ni froid ni chaud gis nga donc yonent bi moo taxoon mu neex a nekkal ibnu abdillahi ibnu abdul muttalib ila adna mu ne lii wal muslimina kullan may sàkku béréb bi di aljana ma koy sàkku pour man waaye di ci laawaale mboolem seen jullit képp kuy jullit ci kaw suuf wala am nee na maa ngi lay yéene yàlla dugal ni biir aljana kullan sans exception walaw kaana kathira zunub asin xaqir ak lu seen bàkkaar yi mën a bëre lu seen tooñ yi bëre ak lu ñu insignifiant ak lu ñu mënti def rek yàlla leen yàlla jéggal dugal leen biir aljana moo tax nit dafa yéene li mu yéene boppam lay yéene mbokku jullitam loolu lay jàngale moo tax nabi aljana boobu mu représenté moom la yéene woon toute la création parce que xam na luy aljana nabi c'est le paradis divin sur terre mu tijji buntam yëpp fa huwa jawaadun lam yu saddal ba mooy aji tab yi nga xam ni ñëpp la yéene biir aljana tijji buntam yëpp grandement ouverte waaye am ñoo xam ñoo ne buñ fa jaar duñ fa dugg waaye ku duggul ci bunt yooyu nag ba ñu tëj bunt ya jeex na moo tax mu ne tuub leen balaa ñu tëj buntu tuub kon ëllëg ku dugg safara yaa fa dugal sa bopp waaye Moustapha tijjiloon na la ay buntam ba mu grandement ouverte wasi at rahmatul ilahi maasi yërmande yàlla yaatu na ba mën na labal mboolem seen tooñ ak bàkkaar yi nga xam ni toute la création ñu koy def yërmande yàlla moo gën a yaatu création bi
nartaji minhu rafatan kay nasira. kon nag ñuy sàkku ci buur yàlla li nga xam ne mooy sa clémence, sa compassion, yërmande moom yàlla mbur ñu mënal li nga xam ni mucc làq li nga xam ne mooy son secours bi nga xam ni moom moo ñu mën texaw la kër yawmal qiyaama daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. fii dawil fawzi ñu bokk ci nga xam ñooy way texe yi, wal falaax ñi nga xam ne ñooy réussir ilal jannaati ba dugg biir aljana bil Mustafa alladi ixtaara xiira si darajey Mustafa mi nga xam ni mooy xiiratullah xiiratul ins xiiratullah xiiratul ins wal jin wal malaayik xiirati almasum mooy mi nga xam ne mooy tànneefu yàlla, mooy tànneefu malaaka yi, mooy tànneefu jinne yi, mooy tànneefu nit ñi. wala am ne man Moustapha mooy sama tànneef na ñëpp tànn Seydina Muhammad mu nekk nga xam ne mooy seen symbole, ki nga xam ne mooy suñu teraanga. na ñëpp jël Moustapha mu nekk nga xam ne mooy suñu bët. Moustapha na nekk suñu xel, na ferenkulaay suñu biir xol. Moustapha nay génn suñu biir làmmiñ. Moustapha na nekk suñuy jëf, na nekk suñuy tànk. tout notre être dañ ko war a jël jébbal ko Seydina Muhammad. ndaxte maji u rasulillahi fil ardi lil wara mafazun liman lillahi yatihi muslima. dikko Moustapha ci kaw suuf pour nit ñi mafazun te xela liman yatihi musliman ki ngir képp koo xam ne ñëw nga jébbalu Seydina Muhammad lillahi ngir jëmmu yàlla. kon nag fa alayhi salaatu wa taslim yàlla nekk su jëmm ju tedd jooju xéewalu yàlla boo xam dafay ànd ak mucc maa naja fekk mi ngi mucc man képp koo xam ni biis darajey Moustapha naxaahu asira ñëw na nekk un prisonnier de ses péchés, nekk un prisonnier de li nga xamante ni si de ses paroles et de ses actes. waar si darajey Moustapha yàlla libéré ko daal di ko sauvé. fekk loolu mi ngi am yàlla na salaatu ak salaam nekk ci Seydina Muhammad. ndaxte yàllaa ko wax wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. yàllaa ko ne bu ñu tooñee seen bu yàlla neen danaa la may yaa Muhammad, danaa la teral di la jox ba nga bég ba nga kontaan ba nga gërëm ne bi ngeen du ma gërëm mukk fekk waax ni min ummati fi naa kenn sama biir xeet mi ngi ci biir safara. nabil Moustapha mu bëgg xeete, nabil Moustapha rongoñam nee na du ma bég mukk fekk kenn ku bokk sama biir xeet mi ngi biir safara. kon Moustapha lépp ngir man de ñëpp la yéene li nga xamante ni si mooy teraanga. waaye képp koo xam ne yaa mooy yoonam feneen foo dugg ëllëg xamal ni yow la. waaye Moustapha tijji na ay buntam, tijji na ay loxoom, ndeysaan di xëcc doomu aadama yi lu ne daj na ko, non pas pour moom mais pour suñu taxe. wa ala alihi yàlla def salaatu wa salaam ci waa këram wa saxbil kiraami ak saxaabam yu tedd yooyu nga xam ni ñoo ko daroon jàppale ko jihaat ci yoonu yàlla ci seen alal ci seen jëmm joxe seen lépp dem ba jeex tàkk ànd ak Moustapha ànd bu rafet. wastajib lil gulaami naada xasira. kon yàlla nag moo ne ci alquran iza saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata daa iza daani. kon nag ci baat boobu yàlla wax ni samay jaam de buñ ma ñaanee, buñ lay laaj yaa Muhammad ci samay mbir xamal leen ni ku leen jege la. te buñ may ñaan avec sincérité avec détermination ku leen jege la. waaye mu leen nag lépp looy ñaan borom bi xamal ni clé bi wax na la ko sa tàmbali ba mooy na nga ko ñaan si daraja Seydina Muhammad. ndaxte lépp loo ñaan soo ko jaar si daraja Seydina Muhammad yàlla daloo ko jox. mooy timbre bi yàllay nangoo bépp ñaan. moo tax gulaam daal di jaar fa mu war a jaar daal di tàllal loxoom yàlla pour yàlla sauver xeet, yàlla sauver xeet umma Seydina Muhammad mën a dugal ñëpp àjjana ci yërmande yàlla ci barke Seydina Muhammad. allahumma salli ala abdika wa rasul xaatim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.